ouverte bi nga xam ne également def na ko en version audio moo permettre ñi ñu mën koo déglu ci kàddu wolof yi nga xamante ne ñëpp dinañ ci jotee te ñëpp dinañ ko mën a firi alors li ñu ci wax nag mooy li ñu ci mën a seetlu rek très rapidement mooy ne Nabou ce que moi je vois c'est que je vois une Aminata Touré boo xamante ne dëgg-dëgg ci lu jëm en tout cas ci question troisième mandat bi posture am changé wul la mu daan wax avant moom la continuer di wax ba tey loolu mooy vraiment li nga xamante ne wax na ko ci rappel à l'ordre ak ay dates yoo xamante ne effectivement moom mu ngi ko fekkoon ci biir gouvernement bi ci wetu Macky Sall donc elle est bien placée pour que mu mën a dellu si waat ci li nga xam ne moom mooy lu ñu jotoon a tënk ñoom ci wàllum kàddu te ñoom ñëpp ñu àndoon ci defe naa moom itam mu bokk ci ñi nga xamante ne xëy na gëm-gëm googu la amoon gëm-gëm googu ñàkk ko faa gis moo tax mu tàqaliko ak ki nga xam ne moom mooy l'actuel chef de l'État ba nag di dox ci mbiri boppam donc ci li mu ko wax également ci wàllu weeru koor gi nga xam ne dëgg-dëgg weeru jéggalante la et malheureusement démb rek gis nañu ñi nga xamante ne placé nañ leen finalement sous mandat de dépôt retour de parquet pour El Hadj Malick Ndiaye élèves yi nga xamante ne également dañuy waaj a def ay manifestations c'est normal parce que daf ci am seen ay naataango élèves yoo xamante ne dañ leen tegoon loxo ci manifestation yi te bàyyeeguñu leen ba nopp ba léegi te defe naa ne mën nañu leen bàyyi nag quand même ñu dellu ci école yi bañ a yàq li nga xamante ne moo jëm ci seen ay dossiers wala seen ay casier judiciaire ak yeneen lu ni mel ndax après dinañu ko soxla pour ëllëg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi ñu ciy jot a teg loxo lépp loolu yëpp nag di ay série de manifestations yoo xamante ne amoon na fi jur Sénégal itam mu am ay jàppe gu tar goo xamante ne seetlu nañu ko surtout rawatina nag ci rang patriote yi nga xam ne ñu ci bëri ci ñoom fu mu nekk nii kuñ ci convoqué wul sûreté urbaine daanaka defeere nañu la wala buñ la defeere wu placé nañ la sous mandat de dépôt te daanaka expression bi benn la ñenn ñi di bénéficier ci retour de parquet te retour de parquet en général itam mandat de dépôt moo ciy topp donc muy loo xamante ne quelle est la volonté bi nga xamante ne moom la état bu Sénégal am ci ginnaaw xëy naa maana kon fexe ba li nga xam ne mooy parti Pastef doole gu nu amoon seen doole wàññeeku lu bari ndax dañoo jàpp ne lépp loo xamante ni itam am na fi ci ay wàllu yëngu-yëngu ñoom ñoo ko fi amaloon ñoo ko fi déclenché woon ba mu jur kon série d'arrestation yi nga xamante ne am na ci wàllu boobu yëpp donc loolu laay wax ci boobu les sujets beneen bi mooy effectivement daf ci am ay députés yoo xamante ne dañoo saisir également la justice donc ci li nga xamante ne moo jëm donc ci ay plainte yu nu déposé loolu nag bokk na ci Guy Marius Sagna bokk na ci Fatou Ba Rama Anta Bodian Ismaïla Diallo Abbas Fall ñoom dañoo porter plainte ci kanamu procureur de la République ndax dañoo demander itam Assemblée nationale ngir ñu juger kii di Antoine Félix Diome mooy ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique juger itam Sidiki Kaba ministre des Forces armées Moussa Fall haut commandant de la gendarmerie Seydou Bokar Yàgg directeur général bu police X ak leur complice selon Presse Afrique loolu nag mooy information bi nga xamante ne jot nañ ko ñoom nag li nga xam ne moo waral ñu porter plainte na bu dañ ne dañuy accuser de tentative d'empoisonnement et d'assassinat Ousmane Sonko avocat au maître Ciré Clédor Ly ak député Guy Marius Sagna ci ay actes de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné et blessure ak intention de donner la mort et violence volontaire aggravée sur le chef de l'opposition et son avocat des députés représentants de la nation par personne dépositaire de l'autorité publique entraînant donc des blessures et une incapacité physique temporaire loolu mooy li nga xam ne mooy plainte bi ñu ci déposé léegi nag Nabou waaw su ma blablaatee loolu yëpp dafa am benn question boo xam ne dafa nekk sama bopp di tarauder dans mon esprit depuis ma lire actualité bi information bi concernant cela je me dis aujourd'hui ñun xam nañu ne par exemple dans le cadre de l'enquête bi jëm ci fonds force Covid-19 yi député yi nga xamante ne dañoo féete ci wàllu opposition bi dañoo defoon seenu liste di wax ne dañoo bëgg ñu àtte ay ministre yoo xamante ne seeni tur dañu fa laale ci li nga xam ne moom mooy rapport bi et que ñu ne leen ministre yooyu mënuñu leen juger parce que amagul haute cour de justice bu taxaw waaw bu fekkente ne li mu ministre yooyu ñoom mënuñu leen juger est-ce que ñii nga xamante ne itam porté nañu leen plainte di ay jëwriñ yoo xamante ne ñu ngi nekk ci poste ministre yi fi mel ni Antoine Félix Diome ministre également ki nga xam ne moom mooy Sidiki Kaba ministre des forces armées ñooñu est-ce que bu fekkente ne dañu leen porter plainte par exemple wala ñu wax assemblée nationale ñu juger leen est-ce que assemblée nationale juridiquement parlant am na instance bu forte bu koy permettre mu mën a def ay jugement ci ministre yi alors que amoon na li mu ministre boo xamante ne nu ngi taxawoon ba noppi te noonu àtteegunu leen
ministres yi bu ñu defee lu dul yoon cim réew kan moo leen war a àtte haute cour de justice. haute cour de justice bu fekkente ne dañ ne taxawagul ci li député yi wax taxawalaguñu ko ba tax na kay xëy na amaana ñoom seeni dossier mënagul avancer ci wàllu woowee est-ce que am na keneen koo xamante ne bu nu ko yóbboo ci li nga xamante ne moom mooy pencum ndaw réew mi dina régler le problème moo tax parfois aussi dama naan est-ce que ñi nga xamante ne également ñoo jiite combat bi ñu ngi jël les mesures en tout cas ñu ngi renseigné wu ci li nga xamante ne moom mooy portée bi nga xamante ne yenn actes yi dinañu ko poser surtout lu jëm ci wàllu porter plainte c'est vrai il faut maintenir le combat mais il faut mener des combats efficaces pour man efficacité bi ça va dans le sens de par exemple nga jaar ci yoon bi nga xamante ne leer na la ni juridiquement parlant boo ci jaaree yow mën nga am chance am ci ndam mooy nga xool consulter par exemple li nga xamante ne xëy na wàllum juridictionnel dëgg-dëgg mooy habilité à ce que ñoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu force de sécurité ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllu force de défense wala ñi leen jiite bokk ca bopp ba ñi nga xam ne ay jëwri lañu ay ministre lañu ci ban bërëbu attekaay lañu war a taxaw pour que ñu atte leen foofu et que bu ñuy mener ay action ñu mener ay action dans ce sens là parce que li tax may wax loolu mooy malheureusement on le constate pour le regretter que opposition bi am nañu volonté en tout cas ñenn ci ñoom yenn députés yi am nañu volonté rétablir la justice mais dafa mel ni dafa am lenn loo xamante ne dafa nekk benn frein rek comme benn genre mur de Berlin boo xam ne tant que sotewuloo ko du la permettre nga yegg ci étape bi nga bëgg a yegg et loolu bokk na ci par exemple le fait que ñu ne ministre yu ci bëri mënagul leen atte par exemple parce que am na loo xamante ne foofu lañ leen war a mën a jaarale pour def ko te nag réew mi man jàpp naa ne Naboucor que nul ne doit être au-dessus de la loi comme ni ñuy waxee ne nul googu justement mooy ne ñëpp dañu war a nekk des personnes justiciables mooy ne képp koo xamante ne maanaam nga nekk ministre que nga nekk député que nga nekk ku mu ci mënti doon façon député moom dañuy summi sa malaanu kiirlaay rek waaw dindi ko su ko defee daal di lay teg daal di lay jébbal ci loxoy yoon. léegi nag jaratu ko nag malheureusement. léegi nag jaratu ko. waaw léegi nag. xam nga léegi malaanu kiirlaay bi du dañ lay jàpp yóbbu. waaw non mais la preuve. Guy Marius Sagna mu ngi takkoon écharpe Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam dañu leen a gazé dañu leen a bombardé Mame Diarra Fam dañu koy arrêté même chose ci événement yi nga xamante ne moo doon permettre mu dem ci kër Barthélémy Dias Déthié Fall également donc lim baa ngi noonu c'est-à-dire que daf ci am lu bëri loo xamante ne maanaam pour man dafa dëppoowul ak yoon et malheureusement ce sont des actes yoo xam ne amul conséquence négative bu topp ci ginnaaw maanaam amul loo xamante ne ci wàllu bi yoon daan la boo xam ne dañ leen koy teg daan boo xam ne amul réflexion maanaam yoon la lépp dañ ci war a tëral ci yoon boobu ci loolu la ñu war a réfléchir te dañu war a liggéey fii Sénégal de telle sorte que ak comme ci mënti doona ni mu amee tey jii yoon mën a am possibilité jàpp képp ku ko neex saa yu ko neexee ci waxtu ba mu ko neexee mu convoqué la daal di lay defal enquête bu nu paree daal di lay defal ay retour de parquet placer le sous mandat de dépôt noonu itam la nu war a mën a àttee képp koo xamante ne même bu fekkente ne da ngaa yor ndombal tànk ci réew mi doonte nga nekk ministre ak ku mu ci mënti doon ñu war la mën a àtte ci ay faits yoo xamante ne wala boog am possibilité benn voie judiciaire boo xam ne fa la ñuy war a mën a jaar pour que yóbbu yenn dossiers ci wàllu yoon pour plus d'efficacité parce que sinon ce serait juste un combat boo xamante ne danañu teg ay kàddu daan nu poser ay actes mais finalement on ne bouge pas ci fi ñu nekk dañuy stagner d'un côté et je ne pense pas que loolu ça soit une stratégie de bataille efficace après je laisserai ñi nga xam ne ce sont des juristes qui ont beaucoup plus peut-être de matière que moi concernant li nga xamante ne moom mooy dossier boobu mais moi je ne fais que constater malheureusement que li nga xam ne moo xewoon ci force Covid-19 bi député yi defoon ci liste concernant des ministres ça n'a pas bougé et je me demande ak plainte bi nga xam ne mujjee nañ ko introduire concernant ñaari ministres yi ñu mujjee tudd est-ce que loolu itam finalement dina aboutir à quelque chose tout ça c'est des questionnements que moi je me pose yoo xamante ne amaguma ci réponse d'accord merci ma grande tu as tout résumé ndax daanaka tënk nga arrestation tout azimut daal di koy booleek li nga xamante ne mooy artu bi nga xamante ne ñii di ci ay kilifa gis nañ ñu daal di koy def kii jëmale ko ci président Macky Sall notamment Aminata Touré bi nga xam ne def na une lettre ouverte wax ci 3e mandat ak jàpp gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko gis nañ kii di Cheikh Omar Diagne moom jàpp nañ ko ba jamono ji jot nañu ko def mandat de dépôt ak kii di Karim Gueye Xurum Xaq et tant d'autres mën bu ñu doon listé amaana du jeex waaye mu nekk loo xamante ne ñëpp daal yaa Seydi dafa mel dañoo taxaw temm di alerter balaa muy toll foo xamante ne nit ñi dootuñu tollooti ci artu waaye àtte la ñuy mujjee. waaw xam nga yàlla
tabaaraka wa taala mi indi jaam yi sàkk ñu teg ñu ci yoon yàlla moom waxee benn yoon waxaatu dootul waxaatu mukk dafa am lu mu wax ñi jiitu rahimu yërëm leen fii dañu ci suuf mooy ñi dëkk ci dëkk bi kon ci ki jiitu mooy président su ne rahimu rek jiitu lay waxal su ma yarxamu yàlla ne ma yërëm la yërëmu yàlla nag du mooy sa projet yi dëgëroon yëpp ma réglé ko yent bi ne fa man yaxtamma bi amrin musib fay laysa minna képp ku yittewul mbir julli man bokk ci ñun est-ce que képp la wax man mooy képp tudd fi tudd de man maay tudd man Oustaz Diaga bu dee nag li ma ci metti bu doon tey ku wax lu cafaan ñu yóbbu la kon ñu nga yóbbu sa njaboot dana bëri mais sa njaboot moom danañ saaga nit dañuy xas nit dañuy génn jaasi dañuy wax yoo xam ne bii ku ko dégg sax da nga naan est-ce que du yàq su mën a jull du ko yàq nga ne miig ak moom parce que yaa conc yaa yaa ko conc la xawma te yonent yàlla Muhammad nee na cay ki jiitu bis bu jalgatee sanction bu métti koy dal yonent yooyu dafa daan bind ay lettre di ko yóbbu ci ay buur ay état mais ku muy jox lettre bi dafa am na baat bu muy wax ci biir lettre bi kitaab yi bismillahi rahmaani rahim kitaab yi min Muhammad inna abdallahi ilal malikul kisra abribis fa salaamun ala man ittabal huda aslim suma taslim fa in abatta point mu ne man yonent maa ngi bind lettre bi ci ambassadeurs yi wala ci homme d'état yi ni ci àdduna bépp pour maa ngi leen woo ci ni waa Màkka dunde ci tëj nit ñi dëgg la ak rey nit ñi ak siif alal nit ñi def lu leen neex maa tey léegi nag comme àdduna yàlla da ko composé ci ay monde ay xeet ay Afrique Asie ay homme de puissance yi jóg lii ñu taxaw xeex li mu dàkk mu jox ko bi muy dem lettre bi dem Iran mu ngi ko jox ko naan Abdullah ibn Qusafa Sahami mi ba jëm Égypte ndax comme africain lañu mi ngi ko jox ko naan Xaati ibn Abi Baltaata lu mu ci bind ci lettre ba bismillahi rahmaani lay waxal man yonent bi lay waxtaan lay tàmbali samay wax kitaab bi mooy mbind mi lettre bi min dafa bàyyi ko ilaa dafa jëm ilal malikul Kisra buur bu ñu naan Kisra abribis ca Perse tey mooy Iran fa salaamun jàmm déglu fa salaamun mucc fa salaamun xéewal ala man itaba alal huda ca yàlla moo mën a jàngale mu yàlla ne daal mënuma sowe nit mukk ti jubut kon yàlla ne ku ma bëgg dimbali na fekk nga teg ko ci yoon moo jub bul fa parloo attel dëgg la moo tax mu ne yaa daawuda un prophète yàlla wax de inna ndax yàlla buy def benn article da ci booleeg malaayika inna moo tax mu ne ko ñun bu ko neexoon ne ko man rek ne inna ñun ak sama staff jaana defal nañ la alxalifatun wuutuwaay président de la République fil ardi ci peuple bi ba nga dëkk mooy Égypte faaxkum la ko atteel xoolal atteel bi maanaam ko jox naa ministre de la justice laa la jox yàlla na ko atteel mais ci sa bopp ngay commencé bala nga génn ci bett état bi atte boobu nag yàlla nag ku atte dinaa la atte baat kon monsieur le président bu la yàlla waxee lii dama lay wax la wax yu Rasulullah man toppatoo may wax keneen wax yonte ma lay wax yonte ma doom nekk lu fi waay def ci jalgate ci musiba c'est sa compte laa koy versé mun ko fa in abatta soo bañee ismun bi mooy dañ koy pointé ci sa pointage wala ci sa compte mais yàlla nay compte boo xam ne attan nga ko ku fi dee te warta dee ku fi tëj te waru ko tëj koo fi xañ àllam teere jaamu ñu toj ak kër yi siifa yi far si fi yëpp yàlla nekk sa koor la koy versé président attoon na loolu man na maa koy wax ci en tant que lettre Seydina Mohamed yàlla ko wax lu du jeex amut bis bu nekk xoolal kii rek Nabukoor mi way juróom bi gën a àdduna yàlla yërëm ko jeexal na man ndax dana àgg suba ñaata la yàlla rey ay sëriñ soo xam ne ñoo la ëppal njariñ foofu ci àdduna ba seen app dem jeex na wallaahi kon loolu dafa tax na dañuy wax nga revenir mooy à la norme tëj bi ngay tëj metti na xoñamal bi metti na ko wax nga jàpp pourtant Firawna ba mu ñëw nekk ka lay foole juddu na ca la jaaxle amatu repère naan rey leen dem leen ci kër gi ko gis mu ëmb noté leen ko buy ëmbee bu wusine bu di góor kuttu leen ko bu dee naka kam na ragal ci palais bi lay màggee far yàlla pare na bu yàgg léegi nag monsieur le président daal xam naa nit de mu waaye nag ku ñemewul giri moom xamoo giri kon ne danga ko fi dugal waaye cay giree tàng man ma fa jóge man mi yógun ci giri goo xam ne bii ngeen baal ma xam naa da ngeen reetaan Oustaz Diaga mi yógun ci giri ay giri neel benn ci ay li ma ci jaar
waaye nag lépp nag xeex man xeexa ma war a yóbbu douche baa ngi nii neel benn fii laa tëdd ci wetu douche bi lekk gi ci wetu douche bi laa koy lekkee ndax lan xojomal ndax lan naqar kon yàgg naa ci de waaye nag ku xamul loolu ubbi ñu ko ba nga xam ko loo neex defal waaye nag tey ku yor ba yoratoo neel benn oustaz Diaga dafa avancé boo ko mbëkk dama naan constat ndax amatoo garde corps maag yow yem ci réew mi loolu nag da nga ko sóoraale lu waaye yoroon sees boo toog da nga ko wàcc nit toogaat ci ndax da nga ko nit daa wàcc nga toog ci soo ko bàyyi xel doo juum ak leer ñu ngi lay gëlëmloo ñu ngi lay juumloo mais daf laa neex billaahi lu bëri boo ci noonu na dàkk day dàkk waaye nag yàlla neen lu waaye def ma pointé ko de kat si yàlla kullu nafsin bi ma kasaba rahinun lu waaye def neen danaa ko pointé ak leer te le jour bi ngay lire sa lettre yàlla nay loo neex yàlla musul pare kon yi ngi ñaan ku dul moom sax lu waaye def na nga ko xool d'accord te dañu nekk ci réew moo xamante ne malheureusement oustaz ñëppay alerté te wax ji ngay wax nag dafa mel ni sax finalement amul benn njëriñ na bu koor parce que bu ma gisee même Seydi Gassama bu Amnesty International ci benn interview bu mu accordé sunu confrère au Presse Afrique Nabou ñu ci nuyu maa ngi jégalu kii kan la président Amérique xool ni koy def xoola Donald Trump mu ne ba koy da koy xëcc di muy siisu yàlla day able de wallaay misaal day able de na ko misaal la de dara jaru koo leer dara jaru ko fi wallaay dëgg la misaal gënu koo leer